rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. donc maa ngi jiital ci nuyoo bi suñu xalif Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér di ci toftal al imaamul akbar imam Cheikh Tidiane Ali Cissé moom tamit di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér di ci teg seen mboolem rak leen nuyu yéen ñëpp di leen remercier ci occasion bi nga ñu may pour ñu fas yéene waxtaanee wàllu wér-gu-yaram te mu soxal gàmmu Medina Baye donc di gërëm ñi ñu seetaan ñëpp. dinañ gën a yaatal ci kanam tuuti laata loolu ma bàyyi ki di Aliou Seck nuyoo moom mi ngi nekk membre commission communication bi Jamiyatu Ansaarud-Din nekk en même temps président national de la famille des élèves étudiants et diplômés Talibé Baye ñu ngi lay nuyu sëñ bi di leen dalal ci plateau bi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. maa ngi nuyu mboolem ki nga xam ne mi ngi seetaan 2STV di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu xalifa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak mboolem ñi nga xamante ni ñi ngi ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la yàlla teg ci loxoom di nuyu imam ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci jumaa ji ak mboolem liggéey yi nga xam ne moom la jiite. suñ leen nuyoo nuyu nañ mboolem waa xadara bi ñi ngi nuyu mboolem waa 2STV di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ bokk plateau bi muy monsieur Moustapha Niang docteur président Baye Assistance médicale di leen nuyu yow mi nga xam ne yaay présenté di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ bi di nuyu itam ñi nga xamante ni ñoo di ñi fekk fii ci dëkk bi di Medina Baye ñu leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp ñi nga xam ni comme ni ma ko tàmbalee rek fépp foo leen ñu déglu di ñu teewlu ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi ci en direct sur 2STV l'officiel ak 2STV Sénégal ci YouTube bi ñu daal di rek doore li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi ak contexte bi gis nañ que ni malgré li nga xamante ni moom moo di Covid 19 maa ngi leen ko wax tout à l'heure ak lépp li nga xamante ni mi ngi ci ay mesures ak li nga xamante ni moom moo di tere yeeg lu demee noonu dañu daal di rek xool naka lañ koy méngalee adapté ko ba daal di tenir événement bi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yor wàllum santé lañ ci njëkk a interpellé BAM di Baye assistance médicale ci jamono ji nga xamante ni contexte bi ñu nekk xam nañ ni te crise sanitaire la lan lañu mën a jàpp ci organisation bi ni ngeen ko organiser ren lu wuute ak ni ñu ko daan organiser. waaw jërëjëf Sida Assou donc dinaa sawar pour tontu ci laaj boobu noonu lan mooy taxawaayu Baye assistance médicale ci gàmmu ren gi nga xam ne ni tombé na contexte Covid 19. je pense que loolu laaj bu am solo la mu nekk laaj bu am solo ndax ku ne xam na ne Baye assistance médicale dafa jóg ngir assister pèlerins yi ci wàllu wér-gu-yaram donc mu nekk association boo xam ne ni ci fàttali rek ñu ko créé en 1998 par suñu ay aînés yoo xam ne dañu nekkoon université jamono jooju di jàng donc lan mooy motivé woon pour ñu créer ko mooy dañu gisoon ne Medina Baye amutoon assistance sanitaire bu fi xew-xewi religieuse yi amee donc loolu moo leen motivé woon bañ créer ko te bañ ko créer aussi di ñëw boobu je rappelle que juróom-ñaari nit ñoo njëkk a ñëw fii nii pour assurer la couverture sanitaire donc mbir mi di dox ba yegg si fii tey donc ren nag mu tombé contexte bi donc Baye assistance médicale a mobilisé une équipe de 250 agents de santé ñun ñëpp nekk ay médecins ay pharmaciens ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay agents de santé donc ñu ngi ko composé ay médecins généralistes ay spécialistes ay chirurgiens dentaires infirmiers sages-femmes ak ay étudiants en médecine et en pharmacie donc lu tax ñu mobiliser lu toll noonu mosu ñoo mobiliser lu toll noonu ndax comme ni ma ko waxee léegi contexte mbas bu mu tombeel moo tax te ku ne xam na ne Baye assistance médicale année yi passé yëpp ñun dañu daan agir sur le volet curatif maanaam wàllu faj donc bu ñu suba la gàmmu comme ni ki tey jii nii dañuy def don de sang ndax gis nañ ne am nañ jafe-jafe ci wàllu sang fii ci Kaolack donc chaque année wala chaque fois bu hôpital régional amee patient bu soxla deret duñ fekk dara ci réserve yi donc dañuy def appel les bonnes volontés ci groupe WhatsApp yi wala sax ay communiqué dans des radios pour gars yi mën a ñëw maye donc loolu moo ñu motivé ba chaque année durant la veille du gàmmu dañuy def banque de sang donc may lancer appel di invité wala population bi yëpp ñu nekk fii nii ñu mën a dem maye donc jour gàmmu aussi dañuy assurer la prise en charge des urgences maanaam ñi nga xam ne ni
dañoo feebar te seen feebar mënul xaar dafa yàqam loolee sax dinañ ci ñëw ci ponk yooyu mais li ma bëggoon ñu dooree mooy contexte bi ak Covid bi lan ngeen indi comme si je peux dire innovation wala loo xamante ni ay mesures la yoo leen yokk ci li ngeen daan liggéey at bu jot. voilà donc comme ni ma ko waxee woon dañ daan commencé dañ daan yëngu ci volet curatif mais ren dañ cee fas yéene yokk mu volet préventif parce que prévention suñ ko waxee mooy fagaru te mbas mi te nga xam ne mooy mbasum Covid 19 boo jëlee say matukaay yàlla mën na la ci dimbale ba nga bañ cee tombé donc ren nag liñ ci yokk ci volet préventif bi mooy dinañ mobiliser ay équipes yoo xam ne nii dina nekk aux alentours de la grande mosquée de Medina Baye donc veiller à ce que pèlerins yëpp takk masque ak gel donc on va distribuer des masques et des gels aux alentours de la mosquée mais aussi devant les mausolées de Maulana Cheikh Ibrahima Niass donc il y aura une équipe là-bas qui va veiller ci pèlerins yi nga xam ne ni dañuy bëgg a dugg foofu ziyaare donc pour ñu takk seen masque ak gel beneen innovation bi aussi toute la journée mais aussi yóbbu beneen équipe boo xam ne ñooy nekk ci buntu këram par exemple donc di filtrer entrée ak sortie yi ñi nga xam ne ni takkuñ masque ñu yëkkati masque jox leen ñi nga xam ne nii aussi yor nañ ay masque te yoruñ gel ñu laal leen gel hydroalcoolique donc loolu mooy li nga xam ne nii ren fas yéene nañ ko def mais te loolu ñu ngi ciy liggéey ak comité de veille et de vigilance boo xam ne ni ñoo taxaw pour que entrée ak sortie yi donc dimbale nit ñi ba nga xam ne ni képp kuy dugg ci lieu yooyu ma wax même tente bi ñu war a gàmmoo dinañ fexe ba bala faa kenn dugg di nga jël say matukaay di nga takk sa masque di ngeen la jox gel hydroalcoolique donc loolu aussi ñu ngi ciy ànd ak waa district de Kaolack district sanitaire bu Kasnack ak aussi la région médicale donc ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ànd ceeg COMAF. dinañ dellu si waat ci yow balaa loolu ñu daal di xool Aliou Seck yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci membre nga ci commission communication bu Ansaroudine donc yéen jamono ji lan moo nekk seen itte surtout avant gàmmu bi di taxaw. waaw auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyuwaat ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy topp di seetaan émission bi di lay nuyuwaat beneen yoon di lay ziyaara di lay dokkeel waaw jamiyat Ansaroudine kuréel la goo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima moo ko tëral su ko defee depuis 2011 jàpp 2012 xalifa bi Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ñu ngi ko ñaan yàlla yokk leeral waaye mais àndale ko groupe bu ñuy wax COMAF mooy benn coordination boo xam ne day coordonné mboolem activité addara bi bu faydu bi léegi kooku Cheikh Mouhamadou Mamoun Ibrahima Niass mi waa Sénégal ak adduna bi ak addara bi yëpp xam ci taxawaayam bu mucc ayib heure bu xew-xewu Medina jotee kenn du ko fàtte mooy bâche bi nga xam ne moom la ñuy ronu pour tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jël ci alalam indi ko xalifa bi ne itte bi yooyu mu amoon ak bëgg-bëggam yooyu li mu fi taxawaloon nañ ko boole ak Ansaroudine ñu ànd ñi liggéey kon ci loolu maa ngi nuyu président national jamiyat Ansaroudine Cheikh Mouhamadou Moun Hamina di nuyu Cheikh Baye Mamoun Niass mi nga xam ne moom mooy président wu COMAF ñaari couleur yooyu comme li nga wax ci organisation matérielle organisation technique ci culturel ci social ci sanitaire ci mbooleem fànn boo xam ne war nañ soxal kuy dajale ay mbooloo war na soxal ko war a jàngale xam-xam war na soxal ku war a organiser loo xam ne c'est international ndax tamit buñ fàtte ne gàmm Medina Baye gàmm la boo xam ne dafa international loolu yëpp dañ ko jël en compte waajal ko waaj boo xam ne lu ne rek dañu fa war a def danañ ko dénk ay nit ñooñu taxaw ci ànd ak mboolem kuréel yi nga xam ne tamit ñoom tamit dañuy ñëw pour joxe seen wàll ku nekk danañ xool say soxla xool naka nga tëralee yow tamit ba ñu boole doole yooyu ak xalaat yi ak tëralin yi pour mbir mi mën a mucc ayib rawatina nag atam ren mii nga xam ne at mu particulier la ci mbooleem nag doxini àdduna amul dara lu mu bàyyi ci àdduna loo xam ne ña ko doon def seetaatuñ seen defin am na ñoo xam ne sax dañoo préféré bàyyi def gi am na ñoo xam ne gis nañ ne mënuñoo ñàkk def waaye su ñuy def danañ ko méngale fi jamono toll danañ ko méngale li jamono laaj xaddara bii ñu nekk di addara Mawlana Cheikh Ibrahima dafa nekk xaddara xam-xam ndax Baye moo waxoon ne al ilmu wal imam xam-xam mooy nekk njiit wala ku bëgg nekk leader da ngay am xam-xam
moo waxaatoon te bind ko ci téere boo xam ne daf ko consacré pour conscientiser nit ñi wan leen ne leen xam-xam moo fi njiit tafsiratul anam fa anna al ilma huwa al imam mu ne maa ngi conscientiser nit ñi di leen wax ne leen xam-xam mooy njiit li tax ma indi loolu mooy ne kon suñ toll ci jamono boo xam ne ñi am xam-xam ci domaine boobu wax nañ ne nit ñi kat mënuñoo toog rek yaccaaral mënuñoo toog rek ñàkk def benn activité ndax gis nañ temps yiñ toog lim jur ci ngaañ ci mbooleem domaine boo xam ne doomu aadama mu ngi koy soxlawoo ci àdduna bi yëpp ñu ne daal lii mënuñ ko xaar rek di xaar léegi mën nañoo dellu ci yëngatu yi mën nañoo dellu ci jëf yi waaye nag nañ ko defee nii ak nii ak nii ak nii borom xam-xam yooyu comme pays bi pays xam-xam la xam-xam moo ko lal seen jëfandikoo ak seen jëf ak seen jëflante ñëpp ne nañ organiser waaye nañ ko àndale ak ni adduna bi toll nañ ko adapté ak contexte Covid bi jumaa ji ma lay wax kenn du fi ñëw te fekkut ne imam bu koy jiite ak kilifa yi ak xalifa bi ak porte-parole ak mboolem Cheikh Mahamadul Amin mi nga xam ne mooy def mawlid bi takkuñ seen i masque tey soo demee da nga gis ne installé nañ ay distributeurs automatiques ci xabru bi ndax mooy lieu de convergence bi gën a mag bii nit ñi di dugg di ziyaare ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu yëpp nag dañ ko def ngir xam ne xam-xam mooy njiit ngir ñii nga xam ne ñoo jàng lii xam ko wax nañ ñu ne suñ bëggee mucc ci lii gannaaw buñ xamee ne yàlla rek mooy musal nit ñi gannaaw buñ gëmee tamit ne yonent bi leeram ak barkeem ak xam-xamam mën na musal ku ne waaye adduna bi ñuñ ne suñ tawatee ñi ñuy jox suñ bopp ñi ñuy jëmali ñi ñuy njëkk a xalaat ñoom tamit li ñuy wax danañ ci bàyyi xel ba suñuy organiser ñu adapté ko ci seen digle yooyu noonu pour mën a dem ci jëm bu mucc ayib loolu sax ci laa doon waaj a ñëw muy gannaaw bu ñu gisee ne mbir mi ngi fi ba tey mais teewul dañ ne dañuy tenir li nga xamante ni moom moo di gàmmu bi est-ce que mën nañ xam réellement ci yan base la ñu mën a sukkandiku ba xam yéen dañuy jàpp ne peut-être ni mu tolloon cas yi ni mu doon ñëwee ak léegi li mu wàññeeku moom moo tax wala c'est juste que at bu jot dañu war a célébrer gàmmu dañ ko war a célébrer quel que soit le contexte. waaw xam nga nit ak dundam nit ak gëm-gëmam nit ak bëgg-bëggam nit ak yaakaaram waaye nit tamit ak liggéeyam par exemple Covid bi tolloon na foo xam ne adduna bi yëpp la tëj lépp la taxawal tolloon na ay jamono yoo xam ne julleekaay yi sax dañ leen a tëjoon màkk gee umra wuñ fa ajuñ fa ñi daan dagg seen bee di ziar yoon salaay salaam amoon na ay jamono dematuñ fépp foo xam ne tamit barabu ziar la woon ak barabu jaamukaay yàlla ak liggéeyukaay ak barabu football ak barabu def loolu yëpp dañ kaa taxawaloon waaye tamit li may wax ne xam-xam moom lay fii di topp du passion du féetéerlu du tamit bëgg a def waaye xam-xam la ñuy jiital wax naa la léegi ne ba am na fu mu tolloon ñi amee affaire wér-gu-yaram bañ waxtaanee kilifaay réew mi ak kilifaay diine yi ak kilifaay ak leader yëpp lay wax acteurs yi nga xam ne ñu nekk ci àdduna bi rawatina fii Sénégal ne nañ taxawal ni mbooloo yeeg daje yi amul benn mbooloo moo xam ne gannaaw buñ joxee ndigal ci taxawal boobu noonu nit ñi taxawal nañ ko ñu dem ba suñ kanam ñu gis ne kat taxaw bi yàgg na te lii mi ngi fi te mën nañoo jéem a dund ak moom moytu teet ko ba nga xamante ni li ñu war a def du yàqu ba duñ ci def dara waaye tamit danañ moytu tamit ba lii du faagagal loolu borom xam-xam yi nga xam ne ñu jàng santé ñoo ko wax ko kilifaay réew mi biral ko kon ñu nekk ci contexte boo xam ne ñoom seen bopp wax nañ ne nit ñi mën nañoo jugaat diggi li ñuy jugaat tamit jugaat boobu rek du yem forcément rek tey ñu ubbi stade yi ubbi école yi ubbi marché yi ubbi place publique yi reprendre yëpp kon tamit jëf yooyu noonu ki tax loolu yëpp war a am ki tax humanité boobu dañuy def yëpp yooyu ñoo tax yéen salaay salaam moom tamit bésam bi tamit du tax loolu rek ñu bàyyi ko mu toog noonu léegi kilifa gi nga xamante ni moom mooy xalifa bi am na foo xam ne man sama niveau d'information dafa àgg mais xam naa ne li mu war a def yëpp ak borom xam-xam yi ak njiit yi ak yëpp def lii luñ mën a organiser la waaye suñ ko organiser faj ak wàllu moytu di prévention
ndax diine ji ñu nekk kat diinaay prévention la diinaay xool lu dul gaañ nit loo xam ne su waree gaañ nit ñu moytu ko ndax yonent bi nga xam ne moom lañ bëgg xam nga gàmmu dañoo bëgg indi nit ñi dajale leen def ko benn école boo xam ne tey école mën naa man sama responsabilité samay charge sama âge dana tax du ma mën a jàng ci benn école ndax concours yi ak école des fois sax da nga gis ñu bind limite d'âge bi mais gàmmu nag école la boo xam ne amut âge amut charge amut responsabilité amut famille yaay ak baay ak doom ak jabar ñëpp mën nañoo boolantoo toog ci benn classe jàng muy classe ci gàmmu su ko defee gàmmu googu yonent la ñu jàngale jikkoom yonent boobu nag ñuy jàngale jikkoom dafa bokk ci jàngaleem ne nit ki di jullit bi warto loru waaye warto lore ñàkk loru moo tax tey jullit bi si ñëw si jamono ji toll nii war naa fagaru moom fagaru pour bu mu loru waaye fagaru bu mu fagaru pour bañ a loru si lay bañ a loraatee keneen te loolu jàngale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la moo tax kon ñëwaat fii man jàpp naa ne day am solo ndax am na koo xam ne médecin yi am yëpp sëriñ bi mën na ko paaseel moom mu jàll nga xamante ni moom liñ koy moytuloo su ko déggee si làmmiñu sëriñ bi rek automatiquement dana ko moytu loolu moo tax tey muy beneen volet de sensibilisation bu weesoo yéen li ngeen di def ak it ñi nga xamante ni diggante sëriñ bi la ak taalibe muy ndigal bi nga xam nga dama lay wax ne adduna bi dafa nit ñi il faut ñu jàng aussi tamit uti agence de communication wala mu uti ko defal marketing bi wala mu uti ko defal sensibilisation bi jël ay agence mooy jaay sax da nga ko indi te nag am na ñoo xamante ni koo mën a indi ak agence boo mën a jël ak ay experts yoo mën a jël wax ji zéro lay doon ci ñoom waaye wax ji jaaree ci imam bi wala ci xalifa bi wax ji nekk or ci ñoom kon tey man gis naa ne waroon nañoo gën a fagaru ci loolu communication boobu noonu c'est-à-dire que xam nga xam-xam Sénégal dañoo foog ne mooy ku ubbi cabinet bi ubbi nangam bi waaye su nga jumaa ji nii gannaaw julli waxtu bi ñu wax na bokk yi sëriñ bi nee na sëriñ baa ngi lay nuyu si nga baat yooyu muy rotal mu dugg si noppi talibé yi ba àdduna di tukki dañ koy jëfee dañ koy doxee dañ koy waxee par exemple tey sëriñ bi na takk leen masque dana am koo xamante ni masque jaraloon na ko ñu tukki si police mais du ko takk mais sëriñ bi na takk leen masque dana ko takk te dana moytuwaale raxasu leen dana raxasu def leen gel dana raxasu soree leen dana soree loolu laay wax ne waaw leadership bu sëriñ bi leadership bu sëriñ bi ñu def loolu day yomb ndax xol mooy commander activité ak action yi nit ñëpp maa ngi wax ci contrôle médecin léegi moo tax ma ne ñi def gàmmu gi am na njëriñ ci message bi jàll comme ni mu amee woon njëriñ gannaaw bi ñu tijjee jumaa yi di wax nit ñi comportement man de xaw ma fépp mais fii ma xam Medina gi ma xam ba àjjuma ji paase moo si mujj sëriñ bi ba mu jullee àjjuma ba pare jël na kaddu waxaat ak masse bi yëpp wax ak mbooloo mi yëpp te nag mbooloo mi suñu wax ak moom de automatiquement mi ngi jàll ba Nigéria mi ngi jàll ba États-Unis mi ngi jàll ba fépp na leen képp ku fiy ñëw ak ku fi ne na nga respecté mesures barrières yi mooy nga takk masque te loolu moom gannaaw bu mu ko takkee la loolu laa doon wax sax du ñu mës a wax ne ñoom ñi nga xam ne ñooñu jiituwuñ ci li nga xam ni moom lañ ñuy digal ñoo ci njëkk gis nañ ko muy fii muy ca Tiwaawan muy feneen ak feneen yeneen kër diine yi gis nañu xalif yi saa su ne dañuy jiital li nga xamante ni moom mooy jiitu ci li ñuy sant muy takk masque bi muy raxasu loxo yeeg yooyu muy doon ay messages yoo xamante ni même bu ñu waxul sax juste à travers les images war nañu mën a comprendre que ni ñu ngi ñuy sensibiliser ngir topp si mais bëggoon naa xam docteur Niang jamono ji contexte Covid bi Kaolack lan la ñu mën a jàpp comme bilan ak li nga xam ni moom la fi mooy situation bi évolution wu Covid bi pour ñu mën a xam réellement est-ce que dëppoo na ak li nga xam ni ci lañuy fas yéenee nekk muy gën a amaat ay gan d'ici suba ak yooyu. waaw jërëjëf Seyda donc laaj bi am na solo. ndax li ñu gis mooy instant bi nii mi ngi évoluer bu baax a baax positivement c'est-à-dire patients yi mi ngi wàññeeku bu baax a baax ñi nga xam ne ni ñoo feebaroon feebaru Covid-19 ba fi ñuy wax ak yow nii tey ci région de Kaolack benn patient lañ am boo xam ne ni moom la feebar bi dal te traitement à domicile lay jël nekkul sax hôpital. nekkul ci benn instant centre traitement bi nekk Kaolack sax benn patient nekku fa donc mu nekk loo xam ne ni dañ ci sant yàlla. day wane ne feebar mi ngi wàññeeku bu baax a baax. loolu nag lu ko waral mooy waxoon nañ ci njëlbéen na prévention dafa am solo ci mbir mi donc nit ñëpp
bu ñu respecté les mesures barrières yi nga xam ne ni woy kër docteur yi digle nañ ko feebar bi dana dellu ginnaaw. donc bañ diglee mesures yooyu noonu état bi aussi jël ci ay mesures jël ci ay taxaw xar ci tànk tubéyam pour population bi respecté ko gis nañ ne bañ ko respecté am na ay avancé bu baax a baax a baax a baax. ñu ngi sant yàlla ci loolu parce que feebar mi ngi wàññeeku. beneen bi aussi mooy li ma ci yokk mooy question bi nga posé. nañ ji ba Covid bi di commencé tolloon na foo xam ne ni jumaa ji tëjoon nañ ko fi benn instant donc am na ziar yu bëri yoo xam ne ni yu aju ci Médina Baye la dañ ko reporté woon. ndax feebar yi moo tolloon foofu. mais bañ loolu moo waraloon état yi aussi confiné wu en Europe ak yeneen dëkk yi mais ci lañ commencé changer terme di wax ne on doit vivre avec le virus maanaam fexe ba dund ak feebar bi te duñu lor maanaam dafa naqaree xeexal ndax ennemi la boo xam ne yow doo ko gis mais li gën a simple ci fagaru mooy boo jëlee yow mi sa bopp jël say matukaay maanaam nga takk masque dina la aar dina aar ñi nga xam ne ni jege nga leen donc foo toll di raxasu bañ a joxe loxo moytu rassemblement yi ba ñu changé discours boobu ba nit ñi commencé koo respecté ci lañ gis mbir ñu commencé wàññeeku petit à petit donc Médina Baye tëbuñu rek jël décision ne dañuy gàmmu comme ni mu ko waxee avant ñuy jël décision boobu noonu waxtaan nañ ci ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram ci secteur bu nekk mais surtout santé bi parce que gis nañ ne même bu laajoon sax ñu reporté gàmmu bi dañ koy reporté mais bu fekk na situation wàññeeku bu baax a baax ci région Kaolack bi ñu nekk mais aussi ci Sénégal gi yëpp donc ba kilifa yi joxe ndigal ne vraiment war nañoo gàmm mais aussi ba porte-parole bi waxee loolu tamit waxul rek ne nañ gàmm comme ni ñu ko daan defee mais il a insisté en respectant les mesures barrières donc wax jooju mu wax dafa am solo loolu moo tax aussi ñun tamit ñu jugaat mais comme que gàmmu ren gi c'est un peu particulier ndax dafa war a am ñu respecter mesures barrières ñun ñëpp kenn mësul gàmmu si takk masque donc c'est la première fois donc loolu moo tax ñu gën a taxaw gën a jóg pour dimbali population bi pour dimbali askan bi ba nga xam ne ne dinañ mën a gàmmu si jàmm ndax li ñu gis mooy c'est un défi donc c'est un défi à relever ndax bëgg nañu après gàmmu gi du ñu am benn cas de Covid boo xam ne ni dina fi jógee di wàllaat Sénégal. Et à propos de li ngeen daan organiser muy consultation gratuite yi ak yenn assistance yeeg yooyu xam nañ ni dafay quand même drainer du monde dafay xaw a indi ay rassemblement am na ci ay risques et tout ça naka ngeen ko fas yéene même bu dul rassemblement yi sax am na ay risques yoo xamante ni du ci ñàkk naka ngeen ko fas yéene adapté ak contexte bi. waaw jërëjëf laaj boobu aussi am na solo ndax ku ne xam na ne Baye Assistance Médicale est un maillon important de la prise en charge sanitaire ici à Kaolack donc ñu ngi ciy liggéey ak district sanitaire bu Kasnack ak région médicale comme ni ma ko waxoon léegi donc feebar bi li mu laaj mooy ñu adapté wu patients yi nga xam ne ni ñu ngi ñëw donc dinañ fexe ba ñun équipe médicale bi ñu jël suñu matukaay mais aussi dinañ fexe ba aussi képp koo xam ne yaa ngi dugg ci niveau masque ñu jox la masque bu fekkee amoo gel aussi ñu jox la gel pour éviter benn éventuel wàllante bu fekkee nit ki ñëw indi na doomu jàngoro bi donc matukaay yooyu ñu ngi ciy jël li ci ànd ak ñu ma wax léegi région médicale ak district donc di lancer un appel par rapport ak consommable yi ak matériel yi nga xam ne war nañ ko utiliser ndax comme que feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne dafa xaw a naqaree xeexal ndax jàngoro joo xam ne la doo ko gis mais fu mu mën a jëm nit ñi ñoo ko fay yóbbu donc te aussi Baye Assistance Médicale mooy nekk sur la base mooy nekk sur le terrain donc bëgg nañ ñu yokk jumtukaay bu baax a baax ba nga xam ne nii duñu am benn jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ndax li ñu bañ mooy ñu dem ba yenn heures yi par exemple dem ba guddi gi ñu ne rupture jeex na masque jeex na wala gel jeex na donc loolu ñu ngi ciy lancé un appel ñi nga xam ne ni ñoo jiite loolu mais tamit population bi ak taalibe yi taxawuñ di xaar donc def nañ ay rajo jamono ji am nañ ay produits yu doy mu nekk ci wàllu masque mu nekk yaakaar ngeen ni mën na couvrir événement bi avant ak pendant waaw alhamdulilah donc comme ni mu la ko waxee woon xaaruñ état ci loolu noonu état am na lu mu indi jébbal ko xalif bi mi ay masque mais avant état di ñëw def nañ lancé nañ ay appel à l'endroit des bonnes volontés ak taalibe yi nga xam ne ni yàlla dénk na leen wërsëg donc def nañ rajo ton ci benn rajo de la place am na ay masques yu bare ni yoo xam ne gars yi envoyé na bi boo ko doon estimé à peu près dina tolloo 50 000 masques li nga xam ne ni taalibe yi ak bonne volonté yi ñoo ko indi mu nekk loo xam ne lu am solo la donc ñu ngi leen ciy gërëm ñoom aussi di leen ci sant ndax ñun li ñu gis mooy xeex bi du xeexu état kese ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu bopp suñu loxo donc état war na ci jàpp bu baax a baax moom tamit li mu warloo ak pays bi ci gàmm bi mu def ko ak mu yokk ko aussi muy dotation bi
comme ni nga koy waxee c'est très insuffisant par rapport au contexte bi ñu lancer un appel pour ñu gën ko yokk pour ñu gën a mën a dimbale fajkat yi ak gën a mën a dimbale population bi ndax gis nañ ne soxla nañ. alors beneen aspect bi nga xamante ni aussi interpellé na ñu bëri xaw a soxal ñu bëri également moo di ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi jógee bitim réew faral di ñëw si bu gàmmu di jot ñu ci mel ni awsa yi ñu ci mel ni également même bu dul loolu sax am na ñoo xam dañuy jógee ci yeneen réew yoo xam ne du sax Sénégal ñëw di dugg si fii ci réew mi ngir gàmmu bi est-ce que tenir ngeen en compte ci loolu parce que gis nañ que ni contexte bi ñi ngi wax surtout wàllum cas importé yi nga xam ni dañu koy jëlee ji bitim réew di ko indi fii loolu yéen seen liggéey par rapport ak loolu ci cas yooyu lan la doon exactement. waaw mooy presque rek mooy li ñu waxoon ba léegi mooy commencé fi ma daaneeloon am lu mu bëgg complété ndax suñu waxtaanee ay mesures si juddu yonent sallallahu alayhi wasallam il faut ñuy invité yonent bi si wax ji pour mën a xamal kii seetaan na yonent bi ak l'islam seen jàngale dafa jiitu lépp loo xam ne doomu aadama xalaat na ko te dafa méngoog tamit bu set lu doomu aadama yi soxla pour mën a mucc parce que kii nga xam ne yàlla def na ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamina dama la yónni pour nga am pour yërmande ñeel mbooleem bindee fi xam nga yërmande moom lépp la yërmande nekkut gannaaw dee ku war a faju ñu faj la nga wér yi dañ laa yërëm ku war a lekk ñu jox la nga lekk suur dañ laa yërëm lépp soxla boo xam ne nit daf koy def ngir am jàmm loolu yërmande la ñeel ko kon yonentu boobu damay wax ne mesure yooyu ñu ngi doon wax léegi xalifa yi ak imam yi jiitu si dañoo roy yonent bi dafa am benn chercheur bu ñuy wax Michael Hart américain la dafa jëloon benn bés gëstoom jëmale si ne day seet les 1000 personnes les plus influentes du monde et de tous les temps mooy ba jamono sosoo ba léegi dafa bëgg a xool ña fa jaarugum ñëpp junney nit ñoo xam ne ñoo si gën a am jeexal seen dund tuddee ko so ndërët boobu ba mu demee di classé dafa gis ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy the first moom mooy première personne boo xam ne mooy gën a influente ci monde bi de tous les temps nag ñu laaj ko ko teg mu ne lu mu mës a digle daf koy def ba pare soog ko digal nit ñi lu mu mës a aaye kenn mësu kaa gis mu nekk si loolu dafay illustrer comportement sëriñ yi nga xam ne dañuy véhiculer message yi ak jàngaleen sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi si nga xeex bi ak prévention bi gannaaw bu jumtukaay yeeg gel yeeg masque yi yëpp bu ñu ko defee ba pare ñaan si nga ñaan mooy yow yàlla yonentu moo ñu waxoon ne mooy arme bu gën a efficace pour jullit bu gëm yàlla te si nga ñaan buñ foog ne da ngay def nii rek mbir yi jeex si nga ñaan gi mooy indi docteur mii si recherche mu trouver vaccin fekkee fajam feebar bi si vaccin wala jaar nit ñi suñ ñaanee yàlla day yombalal ñiy gëstu ñu trouver ko suñ ñaanee yàlla day yombalal xol yi nangoo def prévention yi leen digal suñ ñaanee yàlla day yombal ba ñu feebaroon sax mën na am ñu fomm ñaan dafa bëri ni muy nangoo moo tax nag man ci prévention bi ak ci sensibilisation bi nañ ñaan xalifa bi wax na ko président ne ko nag Sénégal réew mu tuuti la ba àdduna baa ngi koy kañ di koy naw si mode bu mu lutter contre le Covid ba man temps yi passé tese nag benn diplomatique boo xam ne li ma gëmee ne dafa gëm yàlla dafa ëpp gëm naa ne du wax su bànneexu bakkanam mu ne ma dëkk ba mu nekkoon di surveiller Sénégal ci diplomatie moom bokk na ci réunion boo xam ne Sénégal dëkk boobu dafa oo Sénégal pour ñu dimbali leen waxal leen ñoom méthode bu ñu utiliser xalifa bi nee na méthode boobu ñaan dafee bokk ndax yow fii Sénégal bu gisee dégg nga saraxe ñaan leen nañ jàng nangam pour feebar bi dem pour yàlla musul ñu si gannaaw nit ñi seen mata yeeg seen itte yëpp yàlla kek moo mën a musalaate te yàlla dañ koy ñaan te yonent bi nee nañu arme bi gën a efficace mooy ñaan kon man damay boole ci sensibilisation bi ñaan léegi li nga wax mooy parce que domaine bi aussi waaw parce que domaine bi ñu nekk la aussi c'est-à-dire domaine bu ci nekk ak li nga xamante ni yow moom ngay jàppee sa outil de guerre wala voilà pour faagaagal yi nga xam yëpp ngay boolante yi nga xam yëpp bul box bi bàyyi bi yi nga xam yëpp ngay boolante pour mën a mucc ñaan soo ñaanee ba pare nag dëgëral ñaan gi mooy nga def mesures yi nga xam ne ñi am xam-xam wax nañ leen ko ren li may wax rek dañoo nekk si moment boo xam ne dafa particulier soo xoolee risque bi daan am si étranger yi sax amut
ndax frontières yi ba léegi ñu ngi leen tëj ñi gën a am facilité pour ñëw mooy ñaari réew yi nga xam ne dañoo frontalier directement ak Sénégal muy Gambie ak Mauritanie mais tous les autres pays dañoo am ay problèmes pour accéder lu dul ñi nga xam ne mën nañoo jël par vol. kon donc presque Nigérians yi da nga xamante ne dañ daan jaar ci suuf si ñu bëri ren ñëwuñu ñun ba presque gisaguñ kenn ku fi egg ñi mën a am moyen jaar ci par vol ñoom ñooy egg waaye ñun timit comme li nga wax ci prévention xam naa docteur dana ci ñëw moom ci gën a ëpp xam-xam ñun ñëpp xam nga ne aéroport am na dispositif bu fa nekk bépp gan buy jógee ci biti parce que man am na ñu ma si yoo xam ne waxtaan naa ci ak ñoom laaj leen gannaaw bu ñu ñibbisee ay ñoo xam ne ay Sénégal lañ dëkk mbiri na jógee réew yi ñu nekkoon di gàmmu ci waaye dañ leen di testé dañ leen di suivre man am na koo xam ne bañ ko testé wan na ma résultat yi test dañ koy envoyé par SMS jël ay filière am yëpp envoyé ko yàlla dimbale ko dara jotu ko mu ne ma man de lii dama see sant yàlla ndax dana mën a tax ma toog ak jàmm ak sama njaboot loolu yëpp kon nga gis ne kon prévention yooyu ak affaire cas importé yi ak yooyu yëpp nit ñi ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax pour nga xam ne daal loro du am lore di am li ma la waxoon rek daal lépp loo xam ne war nañ ko def pour nit ñi am jàmm nit ñi danañ si taxaw si njiital xalifa bi ak mboolem ñu ànd ngoom si liggéey bi ndax gàmmu dañoo bëgg nit ñi am jàmm moo tax ñu koy organiser dañoo jàpp ne nit ñi suñ bëggee yonent bi danañ am jàmm dañoo jàpp ne nit ñi suñ xamee yonent bi topp ko danañ am jàmm te nag gàmmu outil la wala occasion la buy permettre sëriñ bi mu jaar foofu mën a livrer message bu xam ne jàngale yonent bi la pour nit ki xam ko topp ko waaye bëgg ko loolu nag yeneen yi nga xam ne si àdduna bii lañ koy jëlee muy lu palpable dañ koy àndaleeg loolu pour nit ñi seen jàmm ji gën a yokk kon jàppal ñi nga xamante ni par exemple ñoo daan ñëw ni ñu ko doon wax tout à l'heure muy awusa yi nigérians yi nga xam dañ daan quitté fi bien avant sax gis nañ heure bu ñu daan fi ñëw la veille dañ daan andi affluence bu rëy rëy jamono ci gàmmu ren bi yaakaaroo leen ni dina am beneen xar kanam boo xamante ni daawuñu ko woon gis par rapport ak ñoom lu bi ñu daan ñëw en masse comme ni ñu ko tàmmee di gisee chaque année waaw xam nga li ma la wax léegi la xam nga àdduna bi moo toll foofu ren moom kenn du jaaxle loo gis nag du la jaaxal ndax xam nga ne loo gis gisoon nga ko ci gannaaw. mais restrictions yi c'est à leur niveau wala fii ci biir Sénégal. non xam nga wax naa la ne pays yi am frontière direct ak Sénégal ñi ngi ñëw man gis naa waa Mauritanie ñi ngi dugg waa Gambie ñi ngi dugg parce que ñoom seen problème dañ ko mën a régler entre Sénégal ak Gambie la entre Sénégal ak Mauritanie directement la. mais ñeneen ñi dañuy jéggi ay yeneen réew loolu xam nga aussi dafay compliqué par exemple ku jógee Nigéria am na trajet boo xam ne da nga jaar ay Burkina Faso da nga jaar am ñuy jaari Niger am na ñuy jaar même ay ñu jógee Bénin di jaar Côte d'Ivoire di jaar feneen te tamit sous région bi gis nga ne à part Covid bi sax am na yeneen problème yu fi nekk Nigéria am na ay problème Mali mi ngi am ay problème Guinée mi ngi am ay problème Côte d'Ivoire mi ngi am ay problème loolu yëpp dafa bokk li expliquer jafe-jafe pour ex mais réew yi nga xam ne ñoom Sénégal ñoo tàncaloo tëj ñoom ñi ngi dugg parce que man xam na waa Gambie ñi ngi ñëw waa Mauritanie yi ñi ngi ñëw waaye yeneen réew yi tamit xam nga diplomatie bi ak waxtaan bi du nekk diggante ñooñu ak Sénégal kese parce que man participé naa ci CRD boo xam ne le gouverneur a dit clairement que moom dana jël responsabilité am képp ku jugee Gambie ak Mauritanie wane na yoon bi wax kilifa yi organisé naka la ñuy waxee ñooñu ñuy demandé ci ambassade bu nekk foofu bañ jaarale ko affaires étrangères jaarale ko intérieur moom en tant que représentant bi fii mu réglé yëpp te loolu gis nañ ne solution bu yaatu am na ci kon daal waaye nag gàmmu international bu Medina Baye taxu tamit waa national yi téye seen i loxo doo toogee léegi da nga gis ne nit ñi ñu daan ñëwee yëpp ñu ngi koy ñëwee ndax dañoo óolu ne soxla yi ñu daan fajoo fii ci seen liggéey ak seen bopp óoloo nañ ko ne seen feebar mën na fay jugee ko te feebar bi nag médecin bu mag bi moo fi nekk ndax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moom la ñuy roy moom moo tax ñuy uyu si gàmmu nee na yonent bi mooy médecin tabibi qaribun ak siqaay wa tasmu yuqaabilu yawmal muqaffamu safaw moom nee na yow sama feebar bi na nga déglu de sama médecin bi ngi ñëw sama médecin bi ngi ñëw médecin bi mooy kat mooy yonent sallallahu alayhi wasallam kon tamit docteur yaa ngi fi de ñëpp a ngi fi de prévention yaa ngi fi de waaye nag médecin bu mag bi nga xamante ni mbootam mooy faj ñëpp nag di yonent bi kooku tamit duñ ko baax
dañ ko gàmmal taggu ko kañ ko wan ko noo ko yaay yëpp ñun duñ dara te suñu lépp si lépp lañ ko yaakaaree su ko defee nag tàllal ko loxo muy buntu yàlla bi nga xam ne ku ko jaar da nga àgg ñaan ko yàlla dindi ñu mbas wi teggal ñu jafe-jafe yi ba duñ fi jógee lépp naataat lépp gën a kaye natt bi en tant que ay jullit nangu nañ ko gëm nañu yàlla natt nañu fekkoon dañoo def bàkkaar ñu ngi tuub fekkee tamit yàlla daf ñu koy natt pour yéegal ñu ñi nga xaar yéeg ci barke yoon sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa ni loolu moom leer na parce que buñ ci demee zaahir yi itam dinañ ci demee ak baatin xool li nga xamante ni moom moo tax a jug taalibe bi ci wàllum xëy na accomplir li nga xam ne moo di devoir taalibeem waaye itam xool li nekk ci ginnaaw loo xamante ni moom séntu na ko ci ki nga xam ni moom moo ko tax a jug ak li ko yàlla may ci ay ngëneel yoo xam ni buñ ko ñaanoon ci barkeem mu may ñu ko loolu itam am na solo ñu ciy demee ak xel bu demee noonu docteur bëgg naa xam ni itam est-ce que yéen jamono ji am nañ ay dispositifs yu am solo yoo xamante ni teg ngeen ko wala prévoir ngeen ko ci bés boo leen gisee lu ci mel ni ay cas suspect wala ngeen gis que ni am na koo xamante ni par malheur testé nañ ko mu positif yan mooy dispositif yi nga xamante ni teg ngeen ko ngir mën a prendre en charge ñooñu. waaw jërëjëf Seyda ci laaj boobu noonu mu nekk laaj bu amaat solo aussi ndax bu ñu waxtaanee aussi ci prévention nan la ñuy def moytu ko tamit war nañu waxtaan ne ñaanuñ ko yàlla mais ba suñu gisoon kaan nuñ koy def donc loolu liggéey nañ ci bu baax a baax mi district sanitaire ak région médicale donc am nañ fii nii benn centre d'isolement boo xam ne mi ngi Medina Baye donc bu ñu fi gisee cas suspect foofu lañ koy yóbbu defal ko test maanaam prélever ko sur le champ donc defal ko test bi ci ay waxtu yu néew mu jël résultat bi bu fekkee dafa négatif ñu bàyyi ko mu dem mais ñaanuñ ko yàlla bu dee dafa positif dañ ko yóbbu ci centre traitement bu nekk hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass pour mën ko suivre foofu noonu donc dispositif yooyu jël nañ ko ñu ngi ciy liggéey am nañ ay ambulance yoo xam ne aussi c'est destiné uniquement pour ça beneen bi aussi mooy par rapport ak test Covid yi nga xam ne dañ koy faral di def ndax comme li ma waxoon ne suñu yitte yëpp mooy bu ñu gàmm gi passé 15 jours après bi ñu am benn cas de contamination yoo xam ne fii lay jógee donc fexe nañ ba am benn laboratoire boo xam ne nii mooy jógee Dakar nekk fii nii à Kaolack pour def ay tests pour étrangers yi nga xam ne ñëwoon nañ gàmm si war a ñibbiwaat donc du jar ñu jógee Medina dem ba Dakar dafa test toog ñaari fan wala ñetti fan mu génn soog a ñibbi donc ku ci bëgg test Covid fii lañ la koy defalee nii à Medina nga toog 2 jours wala benn fan jot sa résultat mu négatif nga soog a dem ñibbi donc loolu ñu ngi ciy liggéey ànd ci waa Institut Pasteur ak district ak région médicale donc mooy li ñu wax rek prévention bi c'est à 2 niveaux parce que képp koo xam ne yaa ngi dugg ci réew mi jaar aéroport xam nga dinañ la defal test bu ñu gisee ne yow c'est négatif soog laa bàyyi nga dugg mais test bi bu fekkee négatif dafa positif nga war a jóge ci beneen réew buñ la bàyyi nga bëtt frontière yi dañ lay jël en charge ci réew moom noonu aussi lay mel pour génn bi donc loolu mu nekk ay yombal yoo xam ne nii district bu Kasnack ak région médicale maanaam kilifa yi nga xam ne ni ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram ci région bi jël nañ matukaay yooyu noonu pour yombalal pèlerins yi li nga xam ne ni mooy test yu ñu war a def ak ñaanuñ ko yàlla bu ñu amee cas Covid donc nuñ koy gérer te am naa yaakaar ne bu ñu respecté mesures yi li nga xam ne ni digal nañ ko pèlerins yi ak ñi nga xam ne ñooy gàmm si am naa yaqin ne incha allah duñ fi am cas Covid loolu moom ñu ngi ci liggéey bu baax a baax. et pour ñi nga xam ne soxla nañ ay par exemple feebar dab na leen fii ñu soxla ay médicaments wala ñu am gàllankoor boo xamante ni war nañu jege soxla médicament est-ce que c'est gratuit wala naka lay demee pour ñoom ñu mën a accéder à ci soins yeeg médicaments yi nga xamante ni war nañ koo mën a waaw jërëjëf laaj boobu aussi am na solo ndax ku ne xam na ne gàmmu moo gën a rëy ci ñun fii nii ci Médina Baye assistance médicale aussi gàmmu Medina Baye mooy première activité faaram donc comme ni mu ko waxoon ci njëlbeen loolu day dugg ci volet curatif bi nga xam ne dañ ko daan faral di def ren aussi dañuy maintenir loolu noonu en dehors de la prévention bu ci yokk maanaam am nañ ay paiement poste médical avancé au niveau du poste santé Medina Baye am na équipe bu fa nekk équipe BAM bu fa nekk au niveau de la clinique Chifa am na équipe BAM bu fa nekk au niveau du poste de santé de Medina Mbaba aussi am na équipe bu fa nekk ensuite à l'école arabe El Hadj Abdoulaye Niass am na équipe bu fa nekk ak aussi këru gan donc boo gisee paiement yooyu dañoo wër ndomba dëkk bi
fépp foo xam ne ni coin la ci dëkk bi rek équipe mu ngi fa pour dimbali population bi premièrement ñi nga xam ne dañoo loru dañoo nekk ci ay am ay urgence deuxièmement ñi nga xam ne dañoo ñëw pour consulter wu ndax gis nañ ne am na ñoo xam ne nii at ba at lañ am occasion gis médecin da nga gis ñoo xam ne village lañ jógee amuñ médecin parfois bu ñëwee sax di consulter wu dañuy indaale seen ordonnance daaw ne la garab yi kat yéen ma ko bindaloon mais baaxoon na ci man ren moom sama doom bi laa andi wala sama sët bi pour ngeen xoolal ma ko pour wax rek ne li ñuy def dafa am njëriñ dafa am solo te buñ la consulter bindal la ordonnance boobu noonu da ngay dem ci pharmacie bi bu fekkee am na fi maanaam dotation bu ñu indi ci gàmmu gi dañ la koy jox gratuitement loolu mooy don de médicament bi doo ko jënd donc mu nekk loo xam ne nii lu am solo la état bi mu ngi koy jàppale pays bi ci wàllu gàmmu gi. am na fi ñoo xam ne doguma la da ngeen naan leen c'est-à-dire des patients à risque. wala des personnes à risque yoo xamante ni il est préférable ñu nga wax leen ñu toog. wala ñu moytandiku li nga xamante ni même bu nekkul sax Covid bi mais ñoo xam ne ñu ngi wëyaale feebar yoo xam ni plutôt que ñu toog ñu bañ a génn wala boog ñu xool ni ñuy defee seen génn seen dugg ak génn ñu koy xoolaatee. waaw loolu lépp day dellu ci volet sensibilisation bi ndax gis nañ ne feebar bi ñu ngi gën a sonal. mooy ñi nga xam ne ni dañuy dund ak ay feebar ay maladies chroniques maanaam ñi nga xam ne ni dañoo am HTA wala diabète wala feebar yu ni mel donc ñooñu noonu bu fekkee gàmmu si nañ ñëpp war a jël ay matukaay mais rawatina ñun képp koo xam ne ni da nga am feebar boo xam ne ni maladie chronique la yow da nga bu nit ñi fagaroo benn yoon yow junni yoon nga war a fagaru ndax feebar bi gis nañ ne ñooñu noonu du leen baal dara donc bu leen fekkee daf leen faagaagal ci lu gaaw a gaaw ak ñi nga xam ne ni ñooy personnes âgées yi donc ñooñu dañ leen di ñaax ñu gën a jël seen matukaay gën a takk masque yi ndax loolu li ma ci yokk mooy ñu bari dañu yaakaar ne boo génnee ci mbedd mi rek nga war a takk masque mais par exemple yow mën nga toog sa kër takkoo masque nga gis koo xam ne ni ci mbedd mi la jógee takkutoon masque wala takkan masque mais jaxasoo na fa ak ay nit ñëw fekk la sa kër am na nu muy jaxasoo yow mën na laa jox feebar bi donc ñooñu noonu dañ leen di sensibiliser bu baax a baax ñu gën a jël seen matukaay gën a fagaru képp koo xam ne ni am na loo ci yëg ci sa wàllu wér-gu-yaram demal ci poste yooyu ma wax boo fa demee ay ndaw dina la jël en charge am na consultation médecine générale mais aussi am na spécialistes yoo xam ne ñu ngi sur place donc bu laajee consultation cardiologue gis la am na ay orthopédiste am na ay pédiatre am na spécialité médicale yëpp bu gisee tamit ne yow mii nii sa feebar bi soxla nga ay jumtukaay yu gën a xarala dañ lay transféré yóbbu la hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass pour faj mi gën a yokk foofu noonu loolu lépp mooy dispositif ren nga xam ne ni ba assistance médicale ànd na ci ak district Casamance ak région médicale. te seen centre yi am na capacité d'accueil bu toll ci par exemple capacité d'accueil bi fan la toll exactement. waaw centre yi capacité d'accueil bi malheureusement rëyul yenn rëy mais comme ni ñu ko waxee dañ koy adapté ak les moyens du bord donc ku ne xam na ne ñu waxee poste de santé du bari salle ba ëpp mais dinañ jël ay matukaay ba nga xam ne ni du am tàncaloo du am buuxante ndax contexte mbas mi tombé par exemple boo demee clinique Chifa donc bâtiment yu bëree fa nekk ay chambre yu bëri foofu noonu dina mën a accueillir ay patients yu bëree bëri mais lu ci mel ni yeneen centre yi capacité bi du ngand noonu ba ëpp. d'accord balaa ñuy jeexal du ñu jeexal te du ñu wax ci li nga xamante ni itam beneen mbir la bu ñëw tombeek waajtaayu gàmm bi muy li ñuy dégg jamono ji ñu weesu rek ay wàllum caricature ñu siy dégg li nga xam ne moom moo di suñu prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu bëri génn di nakarlu propos yi nga xamante ni kii di njiitum réew bu France daal dina koy teg ci kii di yonent bi yéen loolu bi ngeen ko déggee déjà naka ngeen accueillir propos yu mel noonu. waaw xam nga dafa bokk ci liy dimbale jullit gàmmu gi soxna si nga gàmm su ko nit ñi xamoon ci jullit yi xam ko jullit ñëpp dañ koy organiser. xam nga kii caricature mooy kii yaakaar na dafay ñaawle day indi beneen image bu bokkut ak image bi nga xam ak bu kii xam ak bi ñuy xamle suba te dëkk si di koy xamle damay adapté wu style boo xam ne sama soppi sa Barham Diop almarjan yàlla na yàlla yokk leeram daf ko defoon ba waa Danemark yaakaar naa ay 2006 2007 la woon caricature la yoon salaay salaam boobu man j'étais étudiant ñu seeti ko
mënuñu nañ organiser benn conférence boo xam ne moom daf koy def comme thème le portrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les écrits de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ne nañ def conférence boo xam ne moom li mu koy kii mooy nañuy melal yonent bi si ni ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bindee ni ko Baye Niass jàngalee moom loolu la bëgg ñu def ko lu tax loolu mooy ne ki nga xamante ni wax na ne moom gëmut yonent bi matériel la gëm adduna bi la gëm te aussi dana utiliser tous les moyens yi mu am pour wax nit ñi ne li ngeen jàpp du noonu lii du lu bees ba adduna sosoo ba léegi keroog bi yonent bi ñëwee wax ay mbokkam ne leen ndax su ma leen waxoon ne am na benn xare buñ takk ñëw di leen song da ngeen ko gëm pour jël seen alal ñu ne ko yow loo ñu mos a wax ni loo ñuy wax ñu gëm ko ndax loo ñu mos a wax dañ koy dem ndax ñoo ko tuddee al amin ki gën a óor ba mu leen waxee yàlla am yónni dañ kaa wax na ko waxoo dëgg commencé nag lu ne ñu koy sosal foofu ba léegi seen ñi doon ñooñu mosu ñoo tàyyi waaye Aboubacar Sadiq mi nga xam ne keroog bi mu ñëwee ñu ne ko yow nag kaay lu sa waa ji sa wax dëggal nga ko waaye tey nag li mu wax nii xam naa moom tey nga koy bàyyi ndax nee na démb si guddi jigéen fii ba dem Baytul Maqdis mooy Jérusalem ñëwaat moo leen xëy man ma koy dëggal si xabaar bu jigee asamaan kon xabaar bi nga xam ne yéen waa Màkki yéen a ngi fay dem man lu ma koy ñàkk dëggalee si loolu ba tey nag ñi doon Aboubacar si gëm-gëm googu ñu ngi fi ma ne gàmmu dafay tontu lépp lu nit mën a wax si yonent bi lu safaanu ndax fekkee ne ñii dañoo wax ne yu lislaam diina la joo xamante ni dafa agressif radical souvent dafa radical dafa nangam lépp loo xam ne qualificatif boo xam ne bu négatif la ñu jox ko l'islam soo ñëwee fii da nga fekk ki nga xamante ni muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass day wane ne ki ngay uyu si pour ma waxal leen ay jukkoom pour ma jàngal leen ko mooy nit ki gën a tawe si nit ñi mooy nit ki ëpp yërmande si nit ñi mooy nit ki gën a baax si nit ñi mooy nit koo xamante ni gannaaw lu ko yàlla joxoon si mbóot yëpp waaye li mu amee woon si alal lépp jox na ko nit ñi pour nit ñi jëfandikoo ko am na ñu tuub dugg si lislaam gëm yonent bi dañoo natt yonent bi si alal si ak tabe mu jox leen lépp lu mu am bañ xam ne kii di joxe nii li muy joxe du joxewul ko parce que dafa ragalul ñàkk lu mës a am joxe ko kon kooku ñun suñ ñu ko jàngalee gàmmu su wotee suñ siiraa ba Cheikh Mahamadou Lamine dugg si jikko yonent bi dana weddi lépp lu Macron ak toppam wax si nga jullit ñi nañ gàmmu na jullit ñi gàmmu nañuy gàmmu bu set moo tax ñun tey jii nii suba su gàmmu gi jeexee mbooleem dëkk ak mbooloo mu aju si bàyyi commencé nañu jàpp ñoom tamit seen dati gàmmu yi ndax gàmmu tribune la boo xam ne dafay dimbali jullit bi yar ko ba nga xam ne moom day amee jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi tamit le vrai message et les vrais enseignements boo xamante ni moom lañ koy jox yow ba doo nekk ko radical si dara jullit moom masa radical jullit mooy liñ leen di c'est-à-dire liñ leen di wékk par exemple yenn actes yi nga xam ni ñu ngi koy def mu di comme si je peux citer le terrorisme ak yenn ci ay jihad yoo xamante ni ñu ngi koy def ñu koy moomale ñi nga xam ni moo di askan diine l'islam loolu lan mooy waral loolu réellement xam nga suñu xoolee adduna bi ñu dëkk adduna bi ñu dëkk ñi jàng histoire guerre yi jaar yëpp ak humanité liñ si gën a métidloo ak liñ si gën a toroxal jógewut si jullit ñi soo jàngee histoire dugg école rek ñi si école yi histoire yi ñu fa jàngal li nit rey nit moroomi nitam mës sa jógee si ab jullit tey ay génocide ay guerre mondiale première bi deuxième bi yëpp tey li fi dee si nit perte humaine bi ñu si am jógewut si jullit ñi gis ngeen li xew États-Unis jël bar rek car ñëpp dee jël ay xeet di leen di noot ba ci Chine jamono ji nga xam ne te tudduwuñ leen gis nañ waaw rek nga tudduwuñ leen ay terroriste xam nga li fi amam ñu yaakaaroon na ñoo amee adduna bi ñu yaakaaroon na seen xalaat yi moo gën xalaat yëpp ñu yaakaaroon na seen culture moo supérieur culture yëpp ñu yaakaaroon na seen civilisation moo gën civilisation yëpp yàlla yónni benn jaamam mu indi culture
ak civilisation ak xam-xam boo xam ne dafa féetee comme bépp civilisation ak culture ak xam-xam bi mosoon a am ñu yore woon loolu tamit nag bañ ne lii du fi nekk ñoo tàggat ay nit di leen di yar di leen di nangam ba ñu indi ay mots yoo xam ne dañ koy coller nit ñi rek waaye suñ xoolee tey jullit ñi rek ñoo mën a séddoo lépp luñ am jullit ñi rek ñoo mën a dajale seen alal joxe ko te yàlla rek tax utuñ benn retour buñ ci am jullit buñ yar rek moo mën a servir réewam te gedd alal jafa nekk yépp Sidna Omar ibnu Abdul Aziz te ba léegi nag am na ay xalifaam mooy xam ne jël ay jukkoom su defaan conseil des ministres wala réunion état ba pare ba loolu dem su fa ay xaritam desee day fay lampe bi nga xam ne état ko jox ndax du consommer loolu pour yëfi boppam ak ay xaritam loolu ma lay wax noonu nag am na ay jullit yoo xam ne ba léegi nii ñu ngi fi nekk gëm loolu di dundee loolu Oustaz Barham Diop dafa nett ndax moom bàyyi ñoo àndoon dem Chine si voyage bu mag boobu nga xam ne tey def na fa def lu nekk si diine Oustaz mu ne dañoo présenté Baye benn ministre di koy kañ na kii liggéeykat la patriote la Baye mu ne suñ bëggee am patriote bu baax nañ yar jullit bu baax ndax yonentu nee na ubbul watani minal iman jullit bi suñ ko yoree ba mu gëm yàlla rek il faut mu nekk patriote boo xam ne li muy servir réewam am na koo xam ne mi ngi servir réewam waaye mi ngi xaar histoire bind ko mais am na koo xam ne day servir réewam parce que dafa war a servir réewam moo tax mu koy servir te loolu iman moo koy maye te loolu suba rek si tribune bii si tente bii si école bu mag bii dañ ko jàngal nit ñi moo tax caricature yi nii daanaka man du mu si bokk sax suñu coow li bëri dama leen wax ne daal lu ñu wax nii ñun danañ wax ak si yonent bi loo xam ne moo gën a doon dëgg danañ wax si yonent bi loo xam ne moo gën a féetee kaw te ku ko jël yóbbu ko jukkuwoo ko dëkk boo dem danañ xam ne yaa gën ña fa nekk. même bu dul loo xamante ni waruñu ko certes jëlee loo xam ni lu bees la. ndax comme noo ko expliqué. lu fi yàgg la mais face à une telle situation ñu gis ne fu nekk nit ñaa ngi fay indigné woo di wane seen nakar mais est-ce que loolu aussi du façon boo xam ni jullit bi war na ko ñëw même si que c'est quelque chose bu ñu peut-être mën a banaliser ndax du lu bees. réaction yi waru mën a ñàkk xam nga réaction ñaar la man su ma wéddi ne sol yaramu neen baaxut damay sol mbubu yaramu neen su ma bëggee wéddi na baaxut ma xam mën naa taxaw ne yaramu neen baaxut waaye bi gën a wéddi bi gën a mooy damay soli mbubu rek su ma bëggee wax ne fen baaxut damay jéem a wax dëgg su ma bëggee wax ne sàcc baaxut damay téye damay moom sama loxo bi su ma bëggee ne njaaloo baaxut damay moytu jànq ji ma takkut loolu beneen forme de dénonciation la boo xam ne dafa gën a efficace ànd ak nag ñun adré bi ñu nekk démb suñ porte parole nga xam ne mooy wax turu xalifa bi wax na li mu war a wax Macron ak ay toppam wax na leen kii yonent bi wax na leen ñoom tey lépp lu ñuy wax su lu ñaaw loolu su ñoom la dellu waaye rafet ak dund bi si yonent bi la nekk mbooloom jullit rek ngay fekk ñëpp xoolal fii tey li fi nit ñi dajaloo yee waaye daanaka amul benn ku tiit kenn tiitut kenn jàqut presque sax sécurité bi pour bañ a nit ñi xatala waaye nit ñi kenn tiitut parce que ku nekk sa xol bi donc sa morom nga ci dugal parce que yonent moo ñu waxoon bu yàgg nañu kenn gëmul yàlla lu lim yéene boppam la yéene moromam kon kooku tey yonent boobu laay wax ne bàyyi na daf kaa wax na ko si tabeem si largesem ak si mën a mayem ak si mën a jël doomu aadama def ko muy or gannaaw boo xam ne përëm la woon mu ne ko wa in saalu qad zurtumul qarma aqiba wa al afal zawaaru min u mawaiba faqad kaana anda annaasi sharqan wa maghriban wa qad taalama awla alghina walmakasiba liman wafadu min tiil jazirati baynama wafatum min al aqsa laqitum mataiba wa qad jubtum al ajwaa laylan wa fulkukum bi shabaka al malahu tilka al sahaiba aqulu mala sirri wa ruuhan wa kalkalan wa attal malal ak yaasana wal aqaiba da doon dem mag ànd ak délégation mu dem ziar mu bind ne suñu laajee na yéenay ziara sang bi gën koo xamante ni ña koy ziara ji daf leen di jox ay may yoo xamante ni kenn xamut ndax moo ki nga xam ne moo gën a tedd si nit ñi si saw ak si jant si ñi nga xamante ni daf leen daan maye lu ne rek koomal bu nekk yàgg na ko maye te yéen ñii nag yéen ñu jógee Afrique di dem da ngeen di jógee fu sori sonn ngeen
jànkonte ngeen ay jafe-jafe même avion bi ngeen duggoon sax am na ay problème yëpp yéen lan ngeen nax su ngeen laajee mooy danaa wax ne yonent bi feesal na suñu sirru muy baat mi ngi doon wax léegi yonent bi feesal na suñu roxu feesal na suñu xol waaye valise yi ak ngisa xam nga ngisa mooy mag ñi li ñu naan ràbb di koy dencee seen alal yi ak seen bagage yi yëpp yonent bi feesalal lañu ko waaye kii nii ñi dessiné ñii nga xam ne ay mbokkam ni Macron def nii bañ ko defee ba génnee ko dëkkam ci ndigal yàlla nag mu dem toxu Medina keroog bi nga yàlla joxee ko doole ji yëpp mu dellu si moom mi fat u màkkata te dañu ko jàngale si gàmmu ba mu ñëwee ba tëjee mbokkam yi ba mbokkam yi ne ko nag léegi loo ñuy def mu leen li ngeen yaakaar ñu ne ko ñun de yaakaar nañ ne yow nit ku baax nga te tedd te doomu nit ku tedd nga kon nit ku tedd googu ñu waxoon ko gannaaw keroog bañ tiitee foog na dana leen faagagal doomu nit ku tedd googu ñu waxoon ko mu jéggal leen si teddangoom ak doomu nit ku tedd gu mu doon teraanga ko yàlla jox ba léegi nag ñun ñi def jëf ji gëm naa ne seen doom sax dana xëy xam na yonent moo gën ñëpp ñu jël ko ci jikko te loolu am na solo parce que ça montre que idée nit ki du idée ñi mu jiite ñëpp certes moom mooy président en France mais c'est sûr que à coup sûr boo doon def sondage xool du français yëpp ñooy xalaatee ni mu xalaatee te itam li nga xam ni moom la jullit yi répondre def comme action def réponse loolu aussi wane na suñu li nga xam ni moom moo di côté passif bi nga xamante ni wala bokk paix bi nga xam ni moom la l'islam di woote ndax bu doon ñeneen dinañ génn violenté lakk lu demee wala ñuy taal ay lu kenn xamul mais dañuy génn ku si nekk génn nga manifester ci façon bi nga xamante ni moo gën a sobre en tout cas ci wàllum bien sûr riposte yaakaar naa ne loolu itam doon na loo xam ne day firndeel rek ni violence bi ñuy moomalee ñi nga xam ne moo di diine l'islam moom yaakaar naa ni caricature ba sax foofu la njëkkee ndax l'islam bu ñu nee l'islam salaam te jàmm la ñu woote docteur est-ce que am nga loo ci sànni ci mbir mi nga xam ne moo xew. waaw merci beaucoup li ma ci sànni rek mooy dañu bëgg ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko bëgg a tilimal dañ ko bëgg a gàkkal mais fa àdduna bi tukki du ma sa am ndam ndax yonent bi daf nekk koo xam ne ni moom moo tax yàlla bind nit ñi moom mooy leeru nit ñi donc jëf yooyu nga xam ne yëpp Macron ak ñu mel ni moom ñu ngi koy def pour décourager nit ñi ñu bañ a dugg ci islam ndax gis nañ ne seeni doom ak ñu bëri ñoo xam ne ñu mel ni ñoom ñu ngi dugg ci islam ndax boo xoolee France boobu noonu mi ngi commencé am ay julli am na ñoo xam ne ay tubaab yu weex tàll lañ juddoo fa yaroo fa donc dama ci joxe benn exemple dama gis ñaari nit yoo xam ne nii ñoo bokk ndey ak baay donc kenn ki Afrique li juddoo kenn ki ba am 5 ans dem France kenn ki juddoo biir France mais ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay te juddoo biir France moom jullit ñi waaye ki nga xam ne ni Afrique la juddoo dem France ñoom famille chrétienne lañ pour dire rek karaama yàlla parce que ci juddoon Afrique sax moo war na gën a mën a nekk jullit ndax condition yi ak jullit ñi fa lañ ëppee mais que juddoo biir France nekk rakam moom dafa ñëw nekk jullit donc ñooñu lépp ak seen doom yi nga xam ne ni ñu ngi nekk ay jullit loolu moo leen gën a motiver pour ñu décourager population bi mais nag duñ ci mës a am ndam ndax yonent bi ñaawul yonent bi nekkul koo xam ne ni mën nga ko tilimal ba mu tilim loolu du tere nit ñi gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du tere nit ñi gën a tënku ci ay jàngaleem donc suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dafa nekk koo xam ne ni ku bëgg yonent bi la ndax ba am na benn aj màkkam bu mu demoon màkka buuru màkka invité leen muy wax buur bi ne ko ñun fu ñu dëkk ci Afrique sowu jant amoon nañ gànt sax pour ñëw aj si màkk ndax yàlla condition yi mu tëral pour aju màkka da nga dajale xaalis da nga fi bàyyi da nga doo yore benn bor da nga bàyyi loo dundee boo demee ba ñëw da nga am moyen ñu ne loolu lépp ñun bu ñu ko xooloon mën nañoo am ngànt pour bañ a ñëw mais lu ñu indi màkk muy bëgg gu ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu def ay moyens def ay effort pour ñëw donc mu nekk loo xam ne xalaat bu bon la te duñ ci mës a am ndam. ñu lay jaajëfal bu baax comme waxtu bi léegi mu jot ñu bàyyi la nga tàggoo. donc jërëjëf Seyda ci occasion bi tàggatoo bi lenn la rek mooy sensibilisation. di gën a ñaax askan wi ndax Baye assistance médicale association boo xam ne la depuis Covid bi commencé lañ commencé ñoom aussi suñu programme de sensibilisation. nekkul na ci gàmmu gi lañ commencé sensibiliser mais depuis Covid bi commencé ba léegi ñu ngi def ay activités yoo xam ne nii
méngale ko ak situation bi bu laajee ne rassemblement amatul ñu def ay activités yoo xam ne en ligne lañ koy def bu rassemblement mën a nekk ñu def activités yoo xam ne ni en présentiel lañ koy def donc sensibilisation bi mooy gàmmu gi dafa tombé contexte Covid contexte bu particulier te mbir mi du mbiru sëriñ si kese wala du mbiru état kese donc ñëpp ci war a dugal seen loxo ci xeex bi muy taalibe yi muy sëriñ si muy état bi muy bonne volonté yi niñ ci mën a dugalee suñ loxo mooy ñu fexe ba bu gàmmu gi passé feebar du law loolu nag ñu ko mën a réussir mooy ñu respecter les gestes barrières maanaam képp kuy ñëw Médina na nga takk masque bon jël nañ les devant ba bu gisee nit koo xam ne takkul masque leen fexe ba jox ko masque képp koo xam ne aussi yaa ngi ñëw na nga fexe ba gànnaayoo gel wala képp koo xam ne yaa ngi bëgg a dugg ci bërëb yi nga xam ne li mun naa ko muy jumaa ji wala xabru yi wala tente bi wala structure sanitaire yi danañ fexe ba danañ jël sa température danañ la jox masque bu dee amoo ko danañ la jox gel hydroalcoolique ñu moytu joxante loxo bi ñu moytu tàncaloo bu bari bi loolu suñ ko defee yàlla mën nañoo dimbale ñu réussir gàmmu gi avec 0 cas Covid. di fàttali aussi seen don de sang bi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal di ñaax ñëpp rek. képp koo xam ne mën nga dem maye ji deret nga daal di koy def ndax am na ñoo xam ne ittee woo nañ ko lool jamono ji sëñ bi Seck ñu ngi lay bàyyi nga tàggoo yow it. waaw man daal li may jox comme message mooy nañ gàmmu na àdduna bi organiser gàmmu na julli ñi yeewu gis nga tribune bi gën a xam nga li may wax xoolal tey Sénégal wala Kaolack danañ am deret du doy te gàmmoo leen ko may yonent bi moo leen ko may yërmande yonent bi na ko nit ñi xam te ràññee ko dafa yaatu tey deret ñu ngi koy laaj fu nekk Sénégal suñ tànk la yonent bi nit ñi joxe ko ngir yonent bi loolu rek war naa woon Macron ñu ànd ak ñoom ne tey mënuñ ko am seen réew ya tey danañ fay alal ju bëri defar ay lu bëri te tey da nga gis koo xam ne dana joxe deret su ko docteur yi forcé wut pour mu lekk sax dana ko fa bàyyi dem yoonam dafa gëm ne dafay jaamu yàlla te jaamu yàlla la nañ gàmm na jullit ñi di gàmm te gàmm nekkul lu dul wane jikko yonent bi te bokk na si jikko yonent mooy sauver sa moromu nit te ñii si lañ nekk gis nga message bi tamit mooy ne taalibe yu comme dañuy uyu si seen oote sëriñ nañ méngoog seen discours sëriñ bi ak ndigleem yi sëriñ bi li mu digle mooy ñu takk masque yi di def gel yi suñu amul gel saabo yeeg ndox yi si kër yëpp nañ ko teg si buntu kër yi di raxasu du ñàkk fayda du topp keneen du jaamu keneen waaye topp ndigali sa kilifa la te ndigal heure boo ko toppee rek da nga si am njëriñ yonent bi nag moom nañ ko jox xaqam si lu ne képp ku ko ayibal yaa ayib ba mu tuddee Muhammad muy tur bu gën a sell kuñ sant ki am nañu ko doon tuddee Muzammam mooy léegi rek ba léegi caricature yooyu mais terewut ba léegi jàpp nañ ne mooy ki gën a sell te wane na ko àdduna wane na ko Medina Baye gii tey dëkk yi caricature yëpp seen doom yi bàyyi nañ leen fa ñoom dagg paas jël seen alal ja indaale ko fii nii joxo ko ngir yàlla nekk fi tey ngir gàmmu man sama boy kër am na fa daara joo xam ne plus de ay centaine de américains ña ngi fa jógee seen réew xonk ci si ndey ak baay mokkal fa alquran di fay tere alquran di yóbbuwaat message alquran tey soo demee Amérique jàkkee ña ngi fay naafila kaamil bii ñuy naafila màkk di koy naafila Medina te jullit ñi si barke yonent lañ ko defee kooku mooy yónnente bi kon nañ gàmmu waaye nañ respecté mesures yi nañ respecté digle ñoom waa kër docteur yi nañ respecté lépp loo xam ne wax nañu mën nañoo aar waaye tamit gannaaw loolu yëpp nañ tàllal suñ loxo jëmale ko si yàlla jaaree ko si yónnente bi waaye suñ fii ñun lépp lu ñuy dem si yónnente bi yoon wa mooy Baay Ñas te yaakaar naa ne fekkoon dañ koy tàll si yoonu àdduna bi autoroute la boo xamante ni amul limite kenn te tamit amul dagg ticket pour jàll sa dagg ticket daal mooy li bàyyi santoon taalibe bi nañ dundal waxtu yi ñu am si julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli si yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli bokk na si salaatu fatiha bokk na si waaye jëfee jàngale yonent bi dimbala sa morom comme ñi def bokk na si respecté xam-xam bokk na si kon ñun ñëpp nañ nekk ay jullit wan ñeneen ñi wax ne du jullit nii la mel ne leen ñun jullit ñi nii lañ mel ku soxla deret ñu jox la ku soxla faj ñu faj la tabax ay école tabax ay juma tabax ay centre de santé yoo xam ne jullit dañ siy fajoo te ngir yàlla mooy tax loolu yëpp su ko defee danañ weddi ñii di xam ne tamit bu set waxuñ dëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullah
ñu lay jaajëfal bu baax a baax Aliou Seck nekk membre bu commission communication bu Jamiyatul Ansaroudine donc nekk en même temps président national de la famille des élèves étudiants et diplômés Talibé Baye moom lañ fi dalaloon fi itam ki nga xamante ni moom moo di docteur Niang Moustapha Niang nekk président bu Baye assistance médicale yi nga xamante ni saa su ne dañuy jàpp ci wàllum couverture sanitaire bu fii ci Medina Baye ak Kaolack ñu leen di remercier bu baax ci disponibilité bi ak temps bi nga xamante ni accordé nañ ko téléspectateurs yu 2STV yi nga xam ni yéen itam ñu ngi leen di gërëm fépp fi nga xamante ni yéen a ngi fi toog di ñu seetaan que mu nekk ci biir réew mi ci bitim réew ak ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewaay ak topp bi ngeen ñu topp depuis 10 heures ñu leen di depuis voilà 8 heures ñu leen di jox rendez-vous ci suñu yeneen jotaay programme ci kanam tuuti di ngeen am xibaar yi ak Moussa Sène taal ngol-ngol itam dina fi ñëw lépp rek ngir indi leen ci li nga xamante ni moom moo di événement bi comme ni ko 2STV yi tàmm di defee at bu jot nekk au cœur des événements mu nekk gàmmu ak leneen yi itam ñi ngi ci donc restez avec nous le programme continue di leen di bàyyi ak suñu ay programme